asalaamaaleykum amati mbégte ànd ak yéen ci télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ba teg juróomi simili di jéggalu ci tardé boobule daanaka xibaar yi tey jilee benn ponk képp la muy faatub njiitu réew bu Tchad di Idriss Déby Itno ñu ne tey jilee la faatu ginnaaw bu mu jiitee réew mi ci lu toll ci fanweeri at mu di ab xibaar bu militaire yi jébbal askan wa tey jilee ci suba ci télévision nationale ba faatuk maréchal Idriss Déby ca kon foofee nga xamante ni ab dëkk la bu toll ci 400 kilomètres diggam ak N'Djamena di capitale bi nag indi ab njàqare foofule dañuy déglu Gal Azem Bermandowa Aguna moom moo yore kàddu conseil militaire de transition bi moom moo joxe xibaar bi tey jëlee ca télévision nationale bu Tchad. Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant Idriss Déby Itno nelaw na ci toolu xare jamono jim jógoon ngir aar territoire Tchad ñu ànd ak naqar ak tiis di xamal askanu Tchad ne maréchal Idriss Déby Itno faatu na talaata ñaar fukki fan ci weeru avril ci atum 2021 ginnaaw bi mu amee ay gaañu ci toolu xare boobu métit wi nag ak naqar wi mi ngi am ginnaaw bin ko falaatee palin bu leer bu amul benn werante ci élection présidentielle yi ñu génn ci premier tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant Idriss Déby Itno nelaw na ci toolu xare jamono jim jógoon ngir aar territoire Tchad ñu ànd ak naqar ak tiis di xamal askanu Tchad ne maréchal Idriss Déby Itno faatu na talaata ñaar fukki fan ci weeru avril ci atum 2021 ginnaaw bi mu amee ay gaañu ci toolu xare boobu métit wi nag ak naqar wi mi ngi am ginnaaw bin ko falaatee palin bu leer bu amul benn werante ci élection présidentielle yi ñu génn ci premier tour. Au premier tour de l'élection présidentielle. jaajëfal ko moom Chérif Dia mi doon tekki kàddu yooyu lee dañuy daal di rek wax ci xibaar boobu nga xamante ni dafa bett ñu bëri ni ñu ko waxee ñoom militaires yi démb la ñu falaat Idriss Déby ci daanaka téeméeri xob yoo jël juróom-ñett fukki ya ñu ne ay gaañu moom moo ko faat mu di ab mbir mu doy waar teg ci kii di doomam nekk yi ab militaire moom la ñu tànn ngir mu jiite transition ba foofule ci réew ma maanaam ndëggandiku gi ñu gis it ni am na ab couvre-feu bu ñu fa taxawal tëjit frontière yi maanaam buntu yi jëm foofule ca Tchad Mor Talla Gaye defal nañu ci ab benn jàngat dañ koy déglu. jiitu réewum Tchad di Idriss Déby xibaar jib na tàgge ko ni daal dafa génn àdduna ci ab xeex boo xam ni am na ca Tchad ci diggante way fippu yi ak armée bu Tchad ki jiite way fippu yi nag di Mahamad Mahadi Ali am na lu mu junj ci deewu Déby bi ndax nee na kii di njiitu réewum Tchad mi moom ñëwoon na di jàppale way soldaar yi ci dëkk bi ñu tuddee Nuku te daal jële woon na fa ay gaañ-gaañ ci ay combat yu metti yi amoon ci diggante soldaaru Tchad yi ak way fippu yi ki jiite FACT muy way fippu yi nee na gis na sax benn hélicoptère mu wàcc foofee ñu doon xeexee jël kii di Idriss Déby dugal ko ci pour rawale ko yóbbu ko ca N'Djamena faj ko capitale bi nag di N'Djamena digganteem ak dëkk booba nga xam ni fa la combat yi am muy Nuku toll na ci 400 kilomètres yokku na ci ni ca saasa la woy char de combat yi ànd ak kii di Idriss Déby wër lii di palais présidentiel bi ngir aar njabootam kii di Idriss Déby nag démb rek la ñuy wax ni jongante présidentielle yi ñu génn moo ko gañee ci lu toll ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom-ñeent moom la ñu woteel la muy 79,32% ci résultat officiel yi ñu joxe moom nag bi mooy juróom benneelu mandaawam ndax fanweeri at ci ren mi ngi jiite Tchad Déby nag ñi ñu doon jonganteel ay rusit la leen bàyyil kenn ki sax jël deuxième nekkoon na premier ministre am ñu koy wax Albert Pahimi Padaké Idriss Déby nag amoon na juróom benn fukki at ak juróom-ñeent bokkoon ci coutume Zagawa ñooñu nag lu leen di ràññee mooy dañuy am njaboot yu bëri te wuutee ki leen jur jàpp nañu ni kenn ci doom yi sax ñu koy wax Mahamad Idriss Déby Itno
am fanweeri at ak juróom-ñaar mu faloon ko mu nekk commandant en second ci force armée bu Tchad moo toogagum ci nguur gi waaye rebelle yi bàyyeeguñu ñoom it mu mel ni ëllëgu Tchad dina jafe xam nu muy mujjee. jërëjëf Mokhtar Gaye ñu ngi ci téléphone bi ak docteur Bakary Samb jiite Timbuktu Institute xam ngeen ko xam-xamam màcc ci wàllum Sahel beeg terrorisme docteur Bakary Samb ñu ngi lay nuyu. docteur Bakary Samb lan mooy say kàddu yu njëkk ci faatub Idriss Déby bi ñu ne ay gaañu moom moo ko faat te ñu bëri sax nag xañ na di am xel ñaar ci anam yi mu faatoo foofu. déjà li ci Idriss Déby bëggoon comme ku ko xam ak caractère am mooy bu woon am déwén woo xam ni dañ ko noot wala ñu jàpp ko wala ñu capturer ko Idriss Déby ci mentalité am soldat la te soldat dafa war a dee sur le front loolu c'est un signal fort bu ñuy envoyé beneen bi mooy ñu ngi natable fan yi passé yëpp li nga xam ne xew na ci front bi beneen ni démb am na ñu naan waroon na wax ak population bi mais mujjul génn télévision bi ndax ay gaañu yu nekk mais nag génnam àdduna dafa am lu muy jëmmal ci sous-région bi comme ni ko waxee mooy premièrement Libye fi nga xam na ni dafa nekkoon genre cadenas wala li ñu tuddee verrou boo xam ni moo taxoon ba li xew Libye mu ngi déborder ñëw au sud laal ñeneen réew yi ba li xew aussi centre Afrique mënul woon a déborder pour ñëw ci yeneen réew yi te ku ne xam ne aussi situation bi ak au Soudan donc mu nekk un pays verrou boo xam ni stabilité am dafa laaleeg bu baax ak stabilité région Sahel bi waxatuma nag taxawaayu Tchad ci xeex yi nga xam ni ñoo amoon fii ci Mali depuis 2013 wala aussi li nga xam ni moo am tey ci région bi ñu naan Liptako Gourma muy ñetti frontières yooyu nga xam ni Mali Niger ak Burkina ñoo ko teg te soldat tubaab yi nekkoon fa te yaakaar naa ne bu élection française yi jubtee Emmanuel Macron dina xaw a wàññi te Libye moo fa amoon taxawaay loolu lépp indi njaqare wala loo xam ne en tout cas war na indi xalaat ci wàllu ëllëgu région du Sahel bi wala réew yi nga xam ne ñoo dend ak Libye. Bakary Samb di fàttali rek ne yaa ngi foofu ca Mali moo tax xañ na dégg-dégg bi xawuta leer torop docteur Bakary Samb yaa ngi koy junj léegi ci Sahel bi faatub Idriss Déby dina nekk lu méttee métti loo xamante ni réew yi ko seq muy juróomi réew yooyu seq G5 Sahel ak yeneen réew tamit yi ko soriwul torop dinañ ko dund nu metti booy xool ci seen opération militaire yi daanaka Idriss Déby moo doon ëpp lim daan yónnee ci ay soldats. moo ëpp lu ma yéene soldat ndax dina indi instabilité ci ñaari anam bu njëkk bi mooy ci biir Libye ci boppam xeet fi nga xam ne ci la bokk parce que ñoom mbiru waaso dafa diggoon teg politique muy ñaan Dagawa yàgg nañ ci nguur bi dañu fa def nañ fa 30 ans te ñoom dañu am ay lëkkaloo ak ñu nekk fële Libye da nga xam ni lu laal Libye rek lu laal Tchad dafay am conséquence beneen bi mooy ci wàllu terrorisme soo xoolee bi ñu commencé opération Serval ñi xeex bi diggante du français yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci aérien moo nekkoon tchadien yi ñoo daan nekk ci kanam beneen bi mooy signal Liptako Gourma tey nga xam ne diggante Menaka Ntongo Gao ci côté français yi ba ci base Gossi nga dem ci Terra côté Niger wala li fi ñu naan Soum ak Oudalan fële ci Burkina Faso diggante boobu Tchad moo ko yoroon ba nga xam ni soldats yi fekkoon tey ñoo fa taxawoon taxawaayu soldaaru réew yooyu. loolu nag bu amee ci diggante boo xam ni Emmanuel Macron nga xam ni élection française bi di ñëw dossier sahélien dina am solo trop ci débat politique bi mi ngi xalaat nu mu rocci ko pour gën a positionner soldats tchadiens yi ak africains yi dafa indi njaxare ci G5 Sahel bi nga xam ne tey Tchad moo ko doon présider te mu nekkoon sax njëlbeen boo xam ni ci lañ mës a invité Sénégal ba président Macky Sall teewoon fa ngir li ñu xam ni jafe-jafe yi am ci Sahel bi réew yëpp yoo war a fagaru parce que dafa nekk loo xam ni amul benn réew boo xam da koy bàyyi tey donc am na benn bitig buy bàyyi am na benn problème de stabilité buy xew est-ce que biir Tchad nañ bàyyi Zagawa yi nga xam ne mooy doomam jiitee réew ma wala du am ay rëmu yoo xam ni ñu ngi koy commencé dégg ci rebelle yi nga xam ne ñu nekk côté Libye wala ñu nekk yeneen réew yi nga xam ni wala Sud Soudan wala Centrafrique nga xam ni doon ñu xaar occasion yu mel ni am ba ñu indi ci jaaxal ci biir réew mi. docteur Bakary Samb doomam jooju nga xam ne moom moo jiite conseil militaire de transition bi ndax yaakaar nga ni dina mën a wëyal xaj na li nga xam ne moom la baayam doon def rawatina ci wàllum stabilité bi ci zone Sahel boobu leen ndax fippu yi tamit ñu ngi toog di xaar ci wet bi ñoom it. dina jafe lool parce que def nañu 30 ans ci pouvoir bi yor lépp
yor armée yor gouvernement yor lépp ci réew mi mat fanweeri at benn xeet bi ñu naan Zagawa jiite réew mi loolu mooy benn bi mooy soo xoolee fi muy am ci fan yi passé ba nga xam ne sax bi ñu jigee see région bu ñu naan Kanem am na ñoo xam dañu bokk ci xeetam ci moom Idriss Déby ñoo xam ni war nañ ko ginnaaw ànd ak rébellion bi nga xam ni mooy waa FAT ba bi nga France loolu tax sax mu yéex a intervenir sur l'aérien ndax hésitation yi amoon ndax Déby dina daanu wala du daanu loolu su amee ci réew mi nga xam ne mënatul compter ci ethnie Zagawa mënatul compter ci population bi te France aussi di xoolaat toogaayam ci réew Israël yi intervention yi ñu daan def du ko mën a comme ni ko mën a ndax opinion publique yi dafa nekk loo xam ne yaakaar naa ni Tchad ci sama xalaat dugg na ci période d'instabilité donte ay matukaay jël nañ ko ci wàllu couvre-feu ak leneen waaye fan yi di ñëw yaakaar naa ne te dafa trop pour doomu Idriss Déby continuer mën a noot Tchad comme ni fa bàyyam tooge woon te du am benn révolte wala rébellion boo xam ne luy juddu pour xeex loolu. jërëjëf sant ko gërëm ko moom docteur Bakary Samb jiite Timbuktu Institute nekk jamono ji foofu ca Mali ci faatub Idriss Déby Itno suñu gan egsi na du sax suñu gan Barka Ba nekk ci kër gi Barka ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw ñoo ko yeewoondoo muy faatub Idriss Déby Itno mu nekk lu bette lu doy waar démb rek la ñu ne falaat nañu ko ci réew mi tey ñu xëy lii am ba ñenn ñi sax jàpp ndax amul leneen ndax xëy na tamit duñ la fal Barka rek nga dem ci théâtre des opérations comme on dit naam moom faraloon na di ko def. bon bettewul ndaxte Tchad que ni mu ko xamee ci fan yëpp donte ñu ngi woon ci élection présidentielle ñu ngi woon ci fitna bu metti ndaxte pour la gis nañu ay colonne yu jógee bàyyeekoo Libye colonne yu takku fan yi yëpp di jàmmarloog armée bi ci ay combat yu doy waar yu metti te ku xam aussi caractère Idriss Déby xam na ne du ku ñuy song koo xam ne day toog ci biir palais loolu yàgg na ko wone adunaam bi yëpp daf kaa xeex ci xeex la jëlee nguur te tey gis nañu ci xeex la ñàkk bakkanam donc soo xamee personnage bi xam trajectoire am xam tempérament am suñ la nee dee na ci xare ak nu mu munti demee du bett bu baax mais c'est vrai aussi ci beneen fànn bëriwuñu ngay dégg ñu ne nit falaat nañ la nga daal di décédé c'est parce que Idriss Déby melul nen nag yeneen chef d'état africain yi militaire la dans l'âme même su doon mu ngi sol ay yére civil d'abord guerrier la xeexkat la et loolu tey ci la ñàkk bakkanam ndax instant yi nii am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi tudd Barka Mahamat Ali nekk ab benn rebelle boo xamante ni mu nga ca France am na ñenn ñuy bind sax tàmbale dama koy citer Babacar Justin Ndiaye am na benn contribution bu mu bind doon ko ci citer sax naan est-ce que du xañ na waa France ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ak lu ni mel. bëri na ay interrogation mais ak ay suspicion bëri na ay suspicion parce que ci politique français yi dañoo neex a tam dëmm par rapport ak seen histoire ak Tchad ci peut-être depuis l'indépendance ba léegi France loxo musul génn ci lu xew Tchad dafa yàgg intervenir commencé ci opération Manta opération Épervier Mahamad Ali la ñuy gis ni voilà ci président yu succédé wu Tchad yëpp depuis ay Tombal Baye ba Hissène Habré ba Idriss Déby amul kenn koo xam nga toog nga fa fekk waa France amul ci suuf loo xam ne joué nañ ci rôle d'une manière ou d'une autre donc France ak Tchad seen destin dafa liéwu seen état-major yi dañu liéwu bu baax a baax te France dafa yàgg intervenir ci ay mbiru Tchad y compris Idriss Déby bu mu jëlee nguur gi bi France di mujjee intervenir 2019 dafa amoon sax coow lu bari yu mu indi woon France parce que Emmanuel Macron bu mu jëlee nguur gi dafa doon wax ne moom prédécesseur bi ñu doon def di feeñal bu baax seen pété ci yenn dugal seen loxo ci yenn intervention militaire Afrique yi loolu moom da koy dakkal waaye boobu Idriss Déby mu ngi woon jàmmarloog ak beneen colonne bu jógewaat ci beneen dëkk daal di ko attaqué presque une cinquantaine de colonnes boobu français yi dañoo obligé def benn frappe aérienne pour arrêter colonne boobu ne tout sauf Idriss Déby daanu ndax enjeu yi nga xam mu nekk te dinañ ci dugg après donc man mënuma àddu léegi rek ne France loxo mu ngi ci parce que yu mel noonu il faut nga prudent nga may ay éléments yu koy firndeel yu wër li ci kanam rawul bët li am ba des mooy chef militaire rebelle yi dëgg la France la jàngee fa la def
defee master am. Soxnaam fa la nekk. ak ay doomam. milité woon na sax parti socialiste France am na ñu mu fa jotoon xam mu ngi doon sax xaw a kaas naan ñooñu jàppale wuñ ko bu baax ci weeje yu mu doon weeje Idriss Déby ak combat bu mu bëggoon def. lu am ba des mooy est-ce que France dinañ ko seetaan wala ñoom ñoo nekk ci ginnaaw gëw ma ne directement que France xëy na rek dafa xëy rek naan dafay déstabiliser Idriss Déby di jàppale benn opposant parce que moom moo nekkoon seen pion bu gën a essentiel defuñu ko pour les beaux yeux de Déby wala pour jàppale Ali au contraire France yu ñu doon gis yëpp mooy da doon wàllu Idriss Déby wàllu boobu nag est-ce que dem nañ ba nga xam ne mbir bi ëpp na leen loxo mënatuñ ko jàppale mais gisuma seen intérêt particulier ak moment bi ñu nekk nga xam ne dañoo doon saraxu Idriss Déby pour mu yóbbul leen ay soldats dans le Sahel surtout dans la zone des 3 frontières te mu nangul leen ko Mali Niger waaw ñu xëyaat daal di tourner wor ko loolu de même su fekkee def nañ ko stratégie bu ma jaaxal la parce que tey génnum àdduna Idriss Déby jéye la mën naa ko mën méngale ak décès Kadhafi et loolu c'est très important parce que gis nga bi ñuy songu Kadhafi pour daaneel ko moom Idriss Déby comme voisin wu Libye la xam na bu baax a baax Kadhafi xeex na contre les colonnes de Kadhafi bi mu nekkee commandant en chef armée tchadienne nekkoon ci bànqaasu ci commandement Hissène Habré kenn gënu koo xam Libye kenn gënu koo xam Kadhafi avertiroon na mu ne leen moom nanguwul ñuy déstabiliser Libye parce que Libye su déstabiliser woo soo moytuwul day déstabiliser dafa waxoon tout le Sahel mu mel ni daf ko listi xaaroon li mu waxoon lépp moom moo am mu ne Libye su nërmeeloo dina du foofu rek lay yem bi mu ko waxee après lan moo ci tegu Mali moo nërmeelu moom nit ñi obligé di ko woo pour bu ñëw dimbali waa Mali et puis affaire bi law ba dans toute la sous-région tey génnum àdduna Idriss Déby dégâts yi mu mun def ci moment yi ñu nekk nii pour man mu pareeguñu sax pour mesurer conséquences yi. parce que ce sera pire. Barka ndax sànq rek maa ngi waxtaan ak benn Nigérien moom ci boppam li mu wax en français la ko wax mooy maanaam ñun dee nañu ba pare. loolu noonu la ko waxee parce que booy xool ci dispositif maintien peut-être sécurité wala stabilité bu xaw a ndaw bi am ci zone Sahel boobule daanaka moom nekkoon na ci ab pion bu important moom te ay soldaaram ñoo ëpp tamit li faatu ci xeex bi ñuy xeex terrorisme foofu noonu ci Sahel bi. mais totalement nata bu koy firndeel mooy opération bu mu defoon defi contre Boko Haram ba biir Nigéria mu tuddee woon ko colère de Boma mu nekk une opération spectaculaire ñu gis ko malgré que Idriss Déby commencé na jël ay at il commence à être âgé dafa solaat uniforme am daal di dem ci terrain bi commandé troupe bi daal di dax waa Boko Haram gaañ leen ba soldat tchadien yi bi ñuy dellu si di ñibbi ay soldat nigériens dañu taxaw di leen tàccu. kon nit ñi xam ne lii dugguleet. li am nii ba mu faatu ci nii dugguleet. non dugguleet ci moom Idriss Déby 2008. ay neveu ñoo xam ne ay jarbaatam lañ formé nañ rébellion daal di ko attaqué dugg ba biir N'Djamena ba nekk à quelques pas du palais à 200 mètres du palais mu daal di génn jàmmarloog moom avec évidemment l'appui des Français mais loolu beneen chef d'État bi mu mënoon doon suñ la demee ba tiim noonu sa palais ba jege ko da ngay daw mais moom musul daw xare et defe naa sax fit bu ëpp boobu su fekkee firndeel nañ yan condition la blessé wu ci front bi du bett kenn parce que il a toujours pris des risques même bi muy dugg N'Djamena moom moo dirigé woon colonie bi mu fay jëlee Hissène Habré en 90 moom moo xuus dugg ba biir N'Djamena daal di teg loxo capitale bi donc xeex lañ ko xamee ci la màggee et comme ni ma ko waxee ci malheureusement ci la ñàkkee bakkanam waaw. ndax blessure yooyu ngay wax ba léegi sax waxuñu yan nature la waxuñu naka lañ ko gaañee ndax bal moo ko gaañ wala lii dañoo wax rek ay blessure boobu ba léegi loolu rek la ñuy wax te ñu ne tamit c'était durant le week-end. xeex yi ci week-end wi la woon te buñ ne week-end dañuy jàpp ne xañ na guddik aljuma la jàpp ba dimanche. loolu mooy week-end bi ba tey jilee ci mardi. lay door a faatu maanaam démb toute la journée de lundi xaj na amoon nañ information yu ni mel que président bi gaañu na. xaj na bakkanam mi ngi ci xottu gerte waaye dañoo choisir xaj na te information boobu sa gis-gis lan la ngir dalal xelu nit ñi la ngir bañoon tamit réew mi embrasé wu la ndax ñu ngi door a jógee ci élection ñu réélire ko rebelle yi nekk ci frontières yi di yëngal réew mi. mais yi nga question yi ngi ci posé yëpp pour man réponse baa ngi ci biir naata et tu l'as bien soulevé annoncé lu mel ni génnum àdduna Idriss Déby surtout mu dee ci xeex su fekkee ay ñooñam ñu ngi nekk ak moom nekk ak seen sago duñ ko gaaw a annoncé parce que loolu
sur le plan moral c'est le moral des troupes ñu ne le commandant en chef dee na ci xare donte wane nañ jàmbarteem mais quand même daf leen di affecté bu baax a baax au contraire ñoom ñu ngi doon communiquer naan détruire nañ colonne bi et que ils ont tué plus de 300 rebelles et que colonne bi ça a été complètement anéanti su dee ci loolu tamit daf ci jël moom ay gaañu su dee dëgg la ci noonu la mbir mi tëddee du nekk information boo xam ne dañ ko gaaw a joxe parce que il faut ñu verrouiller ba mën a surtout organiser succession mu nekk beneen mbir mooy ci li nga doon wax léegi doomam bi parce que loolu daf may rappeler toute proportion gardée la mort de Kabila bi ñu ko reyee ci attentat ay ancien garde corps am daal di ñëw fetal ko rey ko dañoo ko sësoon ci moom tudd Edi Capen nekkoon bras droit am moom moo jëloon tout le pouvoir daal di convoquer état-major bi tëj frontières yi daal di organiser succession am ñu daal di dem jëli doomam Joseph Kabila indi ko pour mu nekk président tey dafa mel ni on est un peu dans des circonstances similaires dans un pays bu amul woon guerre mais bi nga xam ne tamit chef d'état bi mu gaañoo indi woon njàqare état-major bi réunir pour ñu fal doomam c'était encore au Togo léegi kii doomu Mahamad Idriss ñu koy wax Kaka te demoon na sax moom xeexi Mali ci contingent bu Idriss Déby yóbbu woon Mali moom moo nekkoon commandant adjoint bi ñu bëri ñu ngi doon préparé wu ci succession am su papa ji jëlee nguur mais tey moom aussi est-ce que am na légitimité bu assez forte tey pour remplacer Baye ji est-ce que pouvoir am dina dépasser N'Djamena parce que yaakaaruma ne dina yomb ci moom comme que Bayam depuis plus presque maintenant 10 ans gars yi régulièrement ñu ngi ko doon song pour jëlee ko fa y compris ay propre membre clan am le clan des Zagawa ay wax naa la ay jarbaatam bokk nañoon ci ñu nga xam ne ñoo gënoon bëgg jëlee fa Idriss Déby excusez-moi Idriss Seck nañu bal parce que tur yi moo xaw a ndru donc est-ce que il a suffisamment de carrure et ak est-ce que armée bi ñëpp dinañ nekk benn say ànd ak moom yaakaaruma ne moom xale bi bëgg a wuutu baayam à 37 ans ak un pays aussi compliqué que le Tchad que mbir mi dina yomb ci moom. mais âge bi moo am dafa mel ni moom la baayam amoon tam jamono ji mu doon jël nguur gi daanaka wala. exactement il a le même âge sorantewul ak baayam bi muy ñëw au pouvoir. voilà bi moom le gars à 37 ans mi ngi nii. exactement mais nag jamono dafa dox. 90 ak 2021 lu bëri xew na ci. et ñu bëri ci biir Tchad d'accord tuñu woon Idriss Déby nu mu yoree nguur gi pouvoir bi y avait une usure du pouvoir donte xam nañ ne jàmbaar la am na lu mu def ci dëkk bi sur le plan sécuritaire ñu bëri jàppoon nañ ne 31 ans au pouvoir dafa bëri et est-ce que Tchadien dinañ pare amaat beneen dynastie buy toog parce que ku jëlee pouvoir à 37 ans ñu bëri seen xel lu muy dem mooy est-ce que moom aussi du defaat 31 ans comme baayam te gis nañ fi Afrique ay succession dynastique complication yu muy indi beneen chapitre lay ubbi boo xam ne man maa ngi xaar sax xam ndax dina mën a maîtriser armée bi mën a maîtriser territoire tchadien bi yëpp parce que rebelle yu leen song yi dañ leen song ak doole te dafa mel ni am na ñu am doole. ñu nekk seen ginnaaw teg ci am na ñoo xamante ne ñu ngi ci armée bi xañ na ñoom ba ñuy tàmbalee xeex jamonoy Idriss Déby la woon maanaam am nañ plus de 60 ans am nañ ay 70 ans yi tuuti loolu du la question de la légitimité bi nga doon wax sànq ndax tamit dinañ nangu moom mi naam sax nekkoon na ci armée bi ñëw xaj na di leen naan def leen nii wala def neen na loolu tamit du nekk lu yomb. non du nekk lu yomb parce que comme nu la wax clan bu nekk au pouvoir avec Idriss Déby du clan bi dañ ko contesté bu baax a baax ñu fa gën a am doole. évidemment mooy ñi nga xam ne dañoo banqaasoo ci ethnie mooy Zagawa yi ñu xamee leen une très forte tradition guerrière ñu bëri ci armée bi trop Idriss Déby pendant longtemps beral leen loxo ci poste commandement yi dans l'armée poste stratégique yi renseignement beeg yooyu ñoom ñoo fa ëpp mais du ñu benn say loolu mooy paradoxe bi normalement yooyu su amee dafay am solidarité de groupe boo xam ne dañuy def tout pour préserver nguur gi mu bañ a génn seen loxo mu nekk une sorte d'oligarchie militaire mais pour le cas tchadien ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk nguur gi ñoom ñooy tamante dëmm seen biir xeex bu ci ëpp ci seen biir lay soqee ko donte Mahamad Mahamad Ali bokkul moom goran la ci beneen ethnie la mais lu ñu bëri woon gis Tchad mooy groupe
bi ŋànk nguur gi wala ñu gën ko téye bi ñoom seen biir jubóowuñu donc xale bi ñëw toog Ali moomu ak Hissène Habré ñoom ñoo bokk xeet. ñoom c'est des goraad mu nekk beneen mbir boo xam ne mënuñu ci bañ a wax parce que mënul anodin. Le fait que moom ci xeetu Hissène Habré la bokkoon ñu xam contentieux historique bu am entre Hissène Habré ak Idriss Déby donc les jeux d'équilibre jeux ethniques yi ak le partage du pouvoir ragal naa tey bu baax pour Tchad parce que Tchad soxna naata dëkk yu ko wër yi dañoo déstabiliser wu en profondeur. te gis nañ Soudan ak li fa xewoon le départ président El Béchir lu mu fa indi ci instabilité un peu donte ñu ngi koy jéem a jekk-jekkaaral mais surtout Centrafrique nga xam ne nguur gi seen souveraineté dépassé wul presque capitale bi. te Idriss Déby bokkoon sax ci ñi nga xam ne ñoom dañoo amoon politique particulière à l'égard de la Centrafrique lu yàggul nii moom Idriss Déby ñëw na jël si fii à Dakar yónnee waa ji pour mu ñëw benn rebelle tchadien bu tudd Abdelkader Babalade pour mu daal di ñëw rallier ko. te kooku ku da doon déstabiliser Tchad justement entre Tchad ak Centrafrique jaxase woon na zone boobu yëpp créé woon fa rébellion armée pour te dire que su Centrafrique nërmeloo Soudan nekk ci instabilité Tchad su xaree ñaar wala ñett mu am ay faction ba pare Libye ñu gis nu mu tase loolu conséquences yu extraordinaire la nar a indi ci sous-région bi tey lu xew Tchad bu kenn xalaat ne ci Tchad lay yem su yëngatoo foofu mën na déstabiliser non seulement toute cette région là mais day laal tout le Sahel et dëkk yu nga xam ne sax amuñu frontière ak Tchad tey génnum àdduna Idriss Déby su fekkee communauté internationale taxawu ci taxawaay bi mu war a am ñun ñii dinañ dund conséquences yi. ndax du tamit tey jii de gis nañu sànq dañu tas assemblée nationale ba dañ ko seeyal ak gouvernement bi tëj frontières yi instauré fa ab couvre-feu mu di ay mesures yoo xamante ne ay mesures yu urgentes la yoo xam ne jël nañ ko ci saa see tembe waaye ndax loolu tamit dina tax ba dal amagum fa ci jamono ji ndax les prochaines heures les prochains jours risque xaj na d'être décisif pour askan wi nekk foofu lee ci Tchad. soxna su doon tubaab dañ naan c'est presque l'histoire qui bégait en 90 bu Idriss Déby di dugg biir N'Djamena ba jëlee fa Habré obligé daal di évacuer capitale bi daal di dem Cameroun après ñëw atterrir fii Sénégal président assemblée nationale bu fa nekkoon tuddoon Jean Alingué moom moo defoon transition bi mais transition bi yàggul après Idriss Déby moom moo toog jël nguur gi donc tey mën nañ jàpp ne ay constitution wak état de droit vu la situation exceptionnelle loolu yëpp gars yi dañ ciy teg seen loxo suuf ñu ngi annoncé benn transition de 18 mois mais même su dee transition boobu am na gëmuma ne doom ji su xasee ba toog ci nguur gi dina ko jéem a bàyyee noonu tey est-ce que communauté internationale bi dañuy peese daal di xool ñu ne nañ def benn genre continuité ñu daal di bàyyi doom bi yore lenge yi moo gën Tchad nërmeelu wala dañu war a jaaral affaire bi ci yoon jéem a def benn réforme démocratique pour pays bi am benn stabilité tey wóor na ma ci biir état-major yi muy ci armée française muy Quai d'Orsay ak yeneen dëkk yi nit ñi dinañ xalaataat bu baax a baax pour xool lan mooy nekk le moindre mal te pour am na nu ñuy taxawee rek suñ juumee ci mesures yu ñu war a jël su dee du intérêt stratégique stabilité Tchad zone bi moom moo ci ëpp poids sur la balance mu nekk ay conséquences yu doy waar. d'accord jërëjëf Barka Ba sant la gërëm la bu baax a baax xañ na ñëwoon bi yombul ndax démb yaa fi nekkoon ba xaaju guddi di ko sant di ko gërëm bu baax a baax. xaw naa am ay barul nelaw nag. mi ngi noonu c'est ça mi ngi noonu ak koor gi sant ko gërëm ko bu baax a baax Barka Ba mu doon benn ponk rek ci édition spéciale bi ñu doon waxtaanee Fatou Idriss Déby Itno di njiit bu réew bu Tchad ginnaaw ay xeexoo yu doxoon diggante armée bi ak fippu yi ca benn diwaan bu toll ci 400 kilomètres ci N'Djamena di capitale bi dañuy egsi ci ponk bu mujj ci édition spéciale mi muy li yëglekaay yi xëyee tey jile ak El Hadj Assane Gueye.
L'Observateur xëyee nataalu président de la république ak waax wu dëgër wa yéenekaay bi ne doxin beneen la jógtee ngir yëf ya bar gën a gaaw gën a ànd ak résultat yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne ba fi coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr jibeeg léegi ak fitna ga mu àndaloon président Sall daa soppi na muy jiitee équipe ba ci wàllu management tey la gën a may gët ñu ne dossier ku ca ne na ko noonu it fa nga ca toll ak la nga ca def yéenekaay bi jàpp ne tey la gën a wax it ak askan wi mu mel ni yëf yi ak yeewu da caa am fenn fu gëmmoon wàllu politique it gis na ni parti bi APR war na gën a yëngutu te joxe na ci ndigal yéenekaay bi ne looloo waral meeting yi nu fi dund fan yi ci ginnaaw ak yedd ci responsable yi Benno Bokk Yaakaar ak APR ci gox yenn ci Sénégal wàllu politique ba tey xëccoob toogub Ndakaaru Sud Quotidien ne yëf yi dafa mel ni combat bleu ya lay doon maanaam wàcc bees ya ndax mbëri yañ fi xamoon ci jamono ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall wala Amadou Ba seeni rëq-rëq ci wàllu politique daa mel ni ku leen ci génne ci rawante gi yéenekaay bi de Barthélémy Dias la nu fi gis jamono yi ci waajal gi ak ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr xëccoo bi nag ngir gox-goxaan yooyee Sud Quotidien dalal ci it politologue bi di Mamadou Sy Albert mu ne muy nguur gi di opposition bi faaw ku ne ci ñoom bis bu nu yeggee ci samp mbër yëpp fii ci Ndakaaru tànne fi doon lu jub waaye ñi nuy tànn dëppoog ñi askan yu bëgg waaye ñoom it mbëri ñu mën a doon kuy faj jafe-jafe askan wu ca ne ak goxam La Tribune moom lu jëm ci wàllu leadership di xëccoo bi ngir ndombaaki njiit ci biir Benno Bokk Yaakaar la am ak njort moom njort ak tasaaro la gis ngir mbootaay gi ci local yi ñëw dale ko Louga Thiès Kaolack Ziguinchor ak Kolda kenn ci conseil spécial bu président Macky Sall Oumar Sow moom ci yéenekaay bi di Source A daanaka yàbbi na la mu guuxoon yépp mu ne seen biir APR da ca am responsable yu kenn falu leen di am mënu nomination waaye président da leen beral salaire weer wu ca ne baaxee leen ko amit kilifa yeneen yu mu yombalal seeni mbir yu ci mel ni ay jéggal ñeel wàllu lempoog yeneen ngir rek ñu mën a wëlbatiku ñoom it dem jàppale askan wi fu ci mel ni Touba waaye Oumar Sow dafa tiit sax bu mu gisee ñenn ci ñoom di séddale ay kilo ceeb ak yeneen ca Touba ca moo ne ay tonni ceeb la fa président yónnee ci gàttal moom responsable APR yëmbal bi ne yëf yi du ci président moo dul génnee ndimbal ak taxawu gi waaye responsable yi seen bopp ñoo dul jàllale maanaam dañuy daal di ràcc jëmee seeni poos ñoom politiciens yi Sénégal nag seen gis-gis soriwul weesuwul seen cati bakkan kaddu la yu Valdiodio Ndiaye membre société civile bu Sénégal ci yéenekaay bi di L'As meeting yi fi Benno Bokk Yaakaar doon amal fan yi nag moom ñàkk ñorok politique de maturité rek la ko gisee leneen nu mu gisee moom Valdiodio Ndiaye ba tey ci yéenekaay bi di L'As mooy président de la République dafa war a amnistier Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ñu waxtaane coowal garab ak jumtukaayu l'hôpital yi douane Sisir ca Padoua enquête xëy ne gaañaa ngay joxante bal ba rek ku ne naan sa morom yow a professeur Yéri Mbagnick Diop di njiital direction pharmacie ak médicament ne ñoom ci seen bopp ñoo def lu gëstu bi di inspection bi waaye avocat ki gën a ràññeeku ci ni jàpp moom Maître Aladji Diouf la mu gis mooy bagage yi amuloon benn garab waaye ay jumtukaayu kër docteur professeur Diop ne déet amoon na kay ay garab ci Vox Populi Maître El Hadji Diouf xam la ca ne yëf yi du yomb rag ba jeex rek lay doon combat gladiateur ndax dafa gis ne tooñ gi nu tooñi kiliyaanam moo rëy ministre de la santé bi wax waxi crime mu ne ëpp na crime amul ca nag dëkk na leen duñu ko mën a woon fenn mu ne fu nu gis ay faux médicaments libération ne Aladji Diouf la mu fàttee wax nag démb mooy garab amoon na fa ak ay étiquettes yu leer ca dépôt ba ca Padoua ña ci jàpp nag libération ne ginnaaw seen ak jaar ci kanamu procureur retour de parquet lañ ci jëlee maanaam ak jaaraat ci waxtu wi di ñëw ba tey ci kanamu procureur capitaine Oumar Touré bu gendarmerie nationale Les Échos ne ministre de l'armée bi Sidiki Kaba yokk na daan ya tegu ci ndoddam juróom benn fukki fan la ko daal di defal léegi ci wàllu kon kaso gi ca nag la koy yoot ci mbir yi sax mooy wàllu dàq di radiation donte foofee nag président de la république ci boppam moo ca mën a dogal ñu ne ginnaaw bu ko conseil d'enquête dégloo ba noppi takk deri Sénégal jàmbaare lool rawat nañu fare ci frontières yi waaye nag terewul càccum jur gi gën a tar ci yooyee frontière ci gis-gisab yéenekaay bi di Le Soleil rawatina mu ne ci département bu Goudomp la gën a méttil mbir yi nag ñeel càccum jur googe askan wi lànk coopéré waaye sunu frontières yi yaatu lool yaraax lool Matam moom ku moyul fan yi moom it mu yaraax lool ak i ndaw yi gàddaay wutali si capitale bi di Ndakaaru Le Quotidien ko fësale ci xëtam bu njëkk ne jamono yi gune yi ñooy xëccoo biis ak mag ñi Dakar Fuuta gi te moo ne de du gàddaay ngir dem wuti koppar dellu étage wala jàppale askan waaye ñu ne ragal koor ak tàngoor wa fa jamono yi ca Matam am peex la ñuy wut si Ndakaaru lamb ji Ama Baldé Modou Lo taxawagul ndax nag ak yoonal amugu ca ci kanamu CNG waaye Khadim Gadiaga ci sunu lamb di xamal promoteur ba Luc Nicolaï ne ko combat bi moom saison bii dina am sudul ak yow it di ak beneen promoteur Gaston Mbengue moom promoteur beneen sunu lamb ne jëlaat na toogoom ne Don King bu arène bu Sénégal ak juróomi affiche yu mu taxawal guy gi moom ci sunu lamb diggam ak rëg-rëg mu ne terewu ko nelaw benn yoon ca nag su bis baa ci benn minute la koy daan su arbitre di siffler muy dox ci kawam. jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant ko gërëm ko ak yéen ñaandoon ak télévision Futurs Médias yeneen i xibaar bu 18h30 jotee lay doon incha allah di leen ñaanal koorub jàmm ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.